jégalu nag bu baax a baax suñu mbokk yi waa presse bi ci retard bi di gërëm di sant mbooloo bu fi ñëw tey pour fekk si tey conférence de presse bi di gërëm di sant tamit coalition Yewwi Askan Wi ci seen teewaay wante ngeen may ma tamit ma gërëm ma sant tamit coalition Yewwi Askan Wi ci seen taxawaay ak ci jàppale bu ñu may jàppale ci agression bu may dund nii ak tamit agression bu ñuy teg nii ci kaw démocratie wu Sénégal te coalition conférence des leaders yëkkati seen kàddu jaarale ko ci Khalifa Ababacar Sall ak ci Ousmane Sonko di leen di gërëm di leen di sant di gërëm tamit di sant bu baax a baax sénégalais yi nekk fii biir réew mi ak ñu nekk bitim réew ci seen soutien ci seen ay message ci seen ay encouragement lii conférence de presse bi du ko waral mooy caaxaan bu ñu fi woote mooy nguuru président Macky Sall ne dañuy woote tribunal mercredi le 10 novembre ne dañ may àtte ci xeex bu fi amoon fii ci buntu mairie bi 10 ans ci ginnaaw 10 ans laa wax ci ginnaaw loolu ci 2011 la woon ngeen may ma rek ma xaw a delluwaat tuuti ci ginnaaw parce que ñu bëri dañuy wax ci dossier bi te luñ ci wax xamuñ ci lu bëri parce que xaw na yàgg donc ñu bëri sax dañuy dem sax ba fàtte lu bëri ci dossier bi daanaka xew-xew bi bu muy am dañ doon xeex 3e mandat ñu ne 3e mandat du fi am justice bi def leen neex nguur bu fi nekkoon ñu jox leen 3e mandat mu am fi lu toll ci 17 sénégalais yi fi ñàkk seen bakkan 17 ci lan ci 3e mandat dañ ko fiy tere ñu fi nekkoon forcé justice bi jàppale leen ci loolu ba 3e mandat bi am wante ku fi nekkoon jamono boobu comme président moom daanaka mën nañ ko contre wante garmi la woon parce que moom mayoon na ku nekk mu mën a nekk candidat ci élection yi moom tamit mayoon na tamit ku nekk ci élection yi nga mën a jot ci sa carte électeur moom tamit mu nangu lu ngeen xam ne ni mooy règle élémentaire u élection ñu dem élection mu bett dem yoonam président Macky Sall laata loolu am ñëw na toog suma kër def conférence de presse ànd si ak suma wajur bu góor lu mu waxoon Sénégal ñëpp ko déggoon mu ne Barthélémy Dias dañ ko jaay doole mu ne Barthélémy Dias dañ ko tooñ mu ne Barthélémy Dias dañu bëggoon jël bakkanam mu ne Barthélémy Dias dafa défendre mu ne état du Sénégal ñoom ñooy responsable wax na sax ba wax ay waxu mercenaire mu ne mercenaire mooy Samba Boy buy nangu def ñaawteef ci kaw ñu jox ko ay koppar ñun dañ leen di woy ay nervi loolu bu muy am man maa ngi woon ci kaso bi élection passée Macky Sall fekk ma ci kaso bi dugal ma ci liste député ma ànd ak moom ci liggéey bi ñuy liggéey suma mandat naroon nekk mandat wu juróomi at ñu dawal ñetti at man ma bokk ci parti socialiste ma bokk ci ñu waxoon ci parti socialiste PS dafa nar a am candidat te suñu candidat mooy Khalifa Ababacar Sall wax jooju nag loolu nag moo mooy indil torof yépp ñu may dund tey ñu daal jàpp dossier bi ne da indil Barth yóbbul Barth indil Barth yóbbul Barth ñu ne dañuy yëkkati suma immunité parlementaire ma leen waa yéen balaa ngeen di wax waxu immunité parlementaire da ngeen ma laaj man mi man maa ne damaa bëgg ñu àtte kon man waxu immunité parlementaire waxuma waxu immunité parlementaire archive yi ñu ngi fi ma dem assemblée nationale président Moustapha Niass ne ma dañ lay déglu ma ne ko président yow suma wajur nga soxlawul ñu may déglu parce que xeex bi bu muy am nekk gu moon député
kon man immunité bi soxlawuma ko dama bëgg ñu lever suma immunité sans aucun débat noonu la mbir bi tëddee ñu dem tribunal gars yi dañ may àtte ñu àtte ma ñu ne man dañ may daan ñaari atu kaso te ci ñaari at yi dañ may tëj juróom-benn weer fekk nag juróom-benn weer jooju tëdd naa ko ba pare kon su ma neexoon sax su ma benn avocat ne ma soxlawoo appel parce que soo gisee luñ la condamné loolu meurtre amu ci crime amu ci kon loolu mënu la tere nga bokk élection ma ne ko déet day yomb ma ne ko man mënu ma nangu ñu may tëj benn fanu kaso même ak sursis dañ ma tooñ ma ne ko nag balaa may dee ñu ne ma dañ may naa fay 25 millions njabootu waajooju te mu nekkoon nervi Macky Sall di ko woowee mercenaire nervi yooyu tey ñoom ñoo nekk ci dëkk bi di song Ousmane Sonko di song Guy Marius Sagna mois de mars lu toll ci 14 sénégalais ñàkk seen bakkan ci réew mi ñu gis fi ay nit du ñu ay policier du ñu ay gendarme ay ponklu nit yor seen ay fetel di dox ci mbedd yi di dugg ci ay kër di boom ay doomu aadama ñëpp ko fi gis tout le monde 14 sénégalais ñoo fi ñàkk seen bakkan procureur de la république nee na dafa gumba moom nee na moom mënutul gis ministre de la justice nee na moom dafa gumba dafa tëx loolu moo fi am ñoom nag 10 ans ñu ngi may topp ci benn laa wax benn nerf bi bu fi ñàkk bakkanam ci lan ci ñaawteef wante 14 sénégalais yu ñàkk seen bakkan ñu boom leen ci mbedd yi kooku moom daanaka soxlul sax ñu ciy wax ñu ci débat parce que dossier amul procès amul enquête amul te dégg ngeen président Macky Sall wax na leen ko jam ñaajo dina leen lu fi amoon mois de mars xawma lan du fi amati dama ne su la jinne pese defaatal lu ko defoon mars rek nga xool lu fi amati dama ne dossier bii bañ may àtte ma jàpp ni luñ ma daan du dëgg du yoon ma appel ñu jël appel bi ne dañ may jugé appel bi moom bañ may woowee cour d'appel ba tey dañuy renvoi di renvoi lu tax ma dinaa ci wax parce que kilifa bu waxul dëgg wala kilifa bu wax dëgg bu dëppwul ak dëgg ku wax dëgg yàlla xaw ma nuñ lay woowee ci wolof wante ci tubaab daal man tubaab moom ñun moom la ñu nàmp te damay bañ a wax bu ñagas wante ku fi toog nga ne yow Barthélémy Diaz depuis le 7 juillet xamoon na que le 10 novembre dañ koy woo tribunal wax boobu wax jooju dëppawul ak dëgg mooy lu tubaab di woy mensonge yéen waa presse bi am ngeen internet yomb na vérifier am ngeen Google yomb na vérifier na ngeen dem ngeen tapé le 8 octobre 2020 ngeen xool le 8 octobre 2020 dañ maa renvoyé au 18 octobre 2020 mooy ñëw 18 octobre 2020 juge bi bëggoon ko renvoyé ay décembre noonu ay janvier ma ne ko sëriñ bi mu ne ma naam ngeen may ma nag ma nuyu ko sargal ko da ngi tudd Serigne Bara Gueye parce que may na ma lu ngeen xam ne ni mënoon na lank bañ ne du ma ko jox dama koy nag maa bëgg a woo ci mois de décembre day am feetu Noël man catholique la xam nga bëgg a woo jullit nga ne ko ëllëg mooy tabaski kooku daanaka da nga koy teg problème parce que yeneen problème lay am mu nangul ma ko ñuy wax waxu ay début janvier du ma ko fàtte parce que joxoon na date 8 janvier ma ne ko 8 janvier bi du ma arrangé parce que 8 janvier bi suma anniversaire bu papa la te man suma kër daanaka ñun ay gourmet lañu ñun anniversaire ñun daanaka ñun moom daanaka dañuy ngénte rek di dem du ma sa jeex ñuy wax di wax mu ne ma ban date moo lay arrangé ma ne ko monsieur le juge ma ne ko man damay dem Canada ma yoroon suma ay këyit ak yëpp ma ne ko damay dem ci benn école bu ñuy wooyee York University bu nekk Toronto suma inscription bi nii damaa ngi dem defi benn master moo bëggoon nga mbéy ma dem ba mu pare suma master ma ñibbisi ba may dem sax ba may ñibbisi mi ngi tombé ak affaire Covid bi ngeen dem ngeen tapé internet le 5 mai 2021 dañu dem tribunal ñu toog tribunal le 5 mai 2021 ñëpp a ngi toog wante ñëpp bi man kese la ak papu xale bi amul benn neex bi amul kenn kuy bàyyeeku ci parti bu fi nekkoon ci jamono boobu
amul benn commanditaire man nekk fa nekk ñu nekk di wax ñu ne non dossier bi mënuñu ko àtte parce que fii nervi yi newuñu fi parti yëpp newuñu fi nañ ko dàq ñu ne kon nañ ko dàq au 7 juillet 2021 ñëpp toog ci salle bi ñëpp d'accord le 7 juillet man le 7 juillet ma dem tribunal ma ñëw dugg toog 8h30 maa ngi toog ak Khalifa Sall ñu toog ba 10h kenn woowu ma 10h30 kenn woowu ma ne waaw lii mu demee nii 11h kenn woowu ma ah ma woo Demba Ciré Bathily maître Demba Ciré Bathily ma ne ko mais maître ah man de d'habitude dañ ma doon woo ay booru maximum 9h30 10h ñu woo ñu mu ne ma xaaral ma dem seeti greffier bi mu dem seeti greffier bi nekkul seen dossier newu fi ma gis Demba Ciré Bathily dem interpeller juge bi arrêté audience bi juge bi interpellé substitut du procureur bi mu ne ko waaw mais est-ce que dossier bi mi ngi fi substitut du procureur bi xool juge bi ne ko dossier bi kenn programmé wu ko tey kenn enrôlé wu ko ci rôle audience yi yow soo programmé wu la benn dossier naka nga ko mën a reporter à une date soi-disant qui correspond au 10 novembre c'est faux c'est archi faux et si vous insistez c'est un mensonge c'est tout parce que nag kilifa du fen parce que nag nous sommes dans une bataille d'opinion et trop c'est trop cette justice n'inspire aucune confiance à aucun citoyen dans ce pays à cause de votre comportement c'est un comportement qui est inadmissible inacceptable et intolérable et je vous le dis vous êtes en train de jouer avec le feu ce pays en a marre dama ne ñu nekk tribunal dañu xoolaat seen taxawaay parce que nag dafa am ñu ciy bokk dañuy juum di jaawale ñu ci bëri dañuy jàppee seen bopp ay magistrat ñoom lu ñu jàpp mooy daanaka ñoom lu tubaab di woy intouchable mooy ñoom kenn du leen laal dëkk bi nga nekk sëriñ dinañ la laal nga nekk politicien dinañ la laal nga nekk homme d'affaires dinañ la laal nga nekk professeur agrégé dinañ la laal wante nga nekk magistrat kenn du la laal daanaka lépp lu fi am ci Sénégal ci ay magistrat ñoom duñu def benn ñaawteef ñoom duñu dëpp kees ñoom duñu signé ay faux papier ñoom duñu jël xaalis ñoom duñu xool jabaru jàpp ak fayda parce que nag lu ëpp tuuru mercredi le 10 novembre damaa fas yéene dem tribunal parce que dama nekk citoyen sénégalais te man maa sàkku ci justice ñu àtte ma mais biiralaat lu ma fi wax dama ne juge boobu bu ñëwee Serigne Bara Gueye maa ngi koy jaajëfee parce que man damay xool nit mën naa xamee di ràññee kon maa ngi koy jaajëfee wante ñu fa toogal état du Sénégal xam nañ seen bopp moo tax dama ne procureur boobu ñu koy woyee Serigne Diaby du noonu moom comme nee na day jël këyit gën a communiqué di wax ne ni que Barthélémy Dias moo ko doon xam ne ni que day ñëw tribunal le 10 novembre waaw bismillah maa ngi ñëw tribunal le 10 novembre yow nag bàyyi di jël ay substitut nga leen kaay leen toog yow kaay toog yow da ngay ñëw toog ma ñëw toog comme ne da nga may àtte ma xam lan nga fiy àtte lan ngeen di fi àtte da ngeen toog ngeen ne man Barthélémy Dias da ngeen di ma topp ndax lan damaa yoroon gànnaay te gànnaay boobu daanaka dama ko yor wante yoruma këyit pour yor gànnaay boobu te waxtu ju dëppwul ak dëgg yéen waa presse maa ngi sàkku ci yéen ngeen dem ci Google ngeen wut ci Google ngeen dem su leen neexee ci site internet bu ñuy wooyee parce que foofu laa ko jëlee ngeen jëlee ko ci këyit bi nii mooy këyitu bii moom dama ko jëlee ci leeral.net date bi mooy le 22 août 2011 kii mooy laata fusillade bi di am parce que fusillade mi ngi am décembre 2011 kii août 2011 la woon mi ngi nii le 22 août 2011 ngeen xool décision de la Cour suprême Ousmane Ngom moo fi nekkoon ministre de l'intérieur doon ma jaay doole jóg bés woo waa DST mooy direction de la sûreté du territoire moom benn mag bu baax moo fa newoon ñu koy woy commissaire Abou Diop ñu koy jox wàccuwaayam au passage mu woo leen ne leen Barthélémy Dias bokkutuñu Barthélémy Dias am këyit bu koy may sañ-sañ mu am peut-être parce que ñoom lu ñu namoon ci man mooy luñ fi gisoon ci mbiru Talla Sylla wante nag comme ñoom dañu xamoon tamit kër bu bëri xëcc ñu ne waa ji bu ñu mën a jot ci moom
foog lépp lu mu yor ci ay gànnaay nañ ko jël ci moom ñu def lu ñu def waa DST ñu annulé suma permis de port d'arme man ma jël décision bi ma attaqué ko Cour suprême moo may dëkk Cour suprême ne Barthélémy Dias bii di homme politique di opposant jënd fetalam fii ci benn armurerie na ngeen ko delloo permis de port d'arme naka ngeen mënee toog tey ngeen man da ngeen di ma topp ci benn dossier ngeen taxaw fii di nekk man damaa yoroon gànnaay te yoruma woon autorisation pour permis de port d'arme wax jooju dëppawul ak dëkk ñu ne waaw mais Barthélémy Dias dafa yoroon ay yeneen gànnaay mais dama ne ku bëgg a lépp na nga lépp nous sommes en pénal lii pénal la pénal amul lépp léeboon pénal da ngay ne Barthélémy Dias yow yaa def lii yaay indi preuve ne lii yaa ko def ni nga ko defee fii nga jaar pour def ko fetel bu ma fi jëndoon wax naa ko 9 millimètres la woon xam naa fu ma ko jëndee jox naa leen facture jox naa leen lépp demoon nañ sax ba bëgg sax tëj armurerie bi ndax jaay tamit doole fetel bi ba tey mi ngi commissariat central mi ngi sûreté urbaine ñoom suñ taxawee tey ñu ne man maa rey Samba Boy boobu ñu doon woy David Diouf ñoom nañu génne fetel bu rey xale bi te nañu génne les preuves pour wane ne que man maa rey nervi boobu mais c'est trop facile taxaw fii ne ma non gànnaay boobu da nga ko sànni géej gànnaay boobu da nga ko dugal sa suufu lal gànnaay boobu dama ne ku bëgg a léeb na nga léeb ku bëgg a fooy sa xel na nga fooy sa xel man léebuma man fooyewuma suma xel te lu may ñaawlu ci lii je le répète mooy instrumentalisation de la justice dans ce dossier bi mën naa juuma wante ku ko noor a àtte laa wax mën naa juum mais je pense que kooku waajuram bu jigéen ci dugul waaw parce que dama ne munoo bëgg a àtte dossier bu mel ni fusillade de Mermoz Sacré-Cœur te amul benn nervi bu fi toog amut mais yéen gënaat nañ vidéo yi jour boobu bu ñuy ñëw fii ci buntu mairie bi nee nañu ñoom gendarmerie bi nee nañu ils ont ramassé 77 douilles yéen xam ngeen 77 douilles ñaata chargeur la ci ñu xam fetal kooku naka la benn nit moom kese di génn ci mbedd bi di moom kese rek muy fet di tir nii moom kese rek 77 douilles c'est au moins 5 chargeurs xeex bi TFM lu mu wane ci xeex bi loolu bokk matul sax 20% wu xeex bi nga ñëw taxaw tey nga ne da ngay àtte rek Barthélémy Dias ak ay garde du corps wante parti bu fi nekkoon jamono boobu joroon ay otom joroon essence am génne xaalisam fay ay Samba Boy comme tey rek parti bi nu mu koy defee même chose ñooñu parti boobu amul benn responsable bu ci dugal loxo kenn ci ñoom def ko te eux tous ils sont encore là vivants tous ñu dem ba ci biir ñu ne bon mais nervi yi ñoom tamit amul kenn ku ci condamné tam leen ngeen xool première instance lu ñu condamné nervi yi amul kenn ku ci condamné 1 jour de prison ñoom ñëpp dañ leen condamné ay association de malfaiteurs ay rassemblements illicites mais Barthélémy Dias qui s'est défendu dans une institution de l'État au prix de sa vie alors lui il est poursuivi pour coup mortel voilà moom la ñuy topp moom la ñuy poursuivre moo tax ma ne man damaa fas yéene dem tribunal mercredi le 10 wante demuma tribunal pour ñu may fooye ak di ma kokkali parce que affaire bi mi ngi commencé bëgg a ñëw leneen damay dem tribunal pour ñu àtte Barthélémy Dias ak vider dossier bi moo tax may sàkku ci ndaw ñi dama ne mercredi ñun lu ñuy woote Sénégal mooy résistance comme nu ñu woote woon mars résistance moom la ñuy woote waat tey résistance parce que dama ne ku xamul buur dee na nga xam ne ni buur wuti ji na dépense waaw parce que nag lu ëpp tuuru le 10 novembre ginnaaw suba la dinaa dem tribunal wante suñ fa toogee
nu ko waxee waa ji di layam yi noonu suñ fa toogee di layam yi laa wax man su ko gaañi xamulee ma xamal leen ko man dama nekk candidat élection locale coalition Yewwi Askan Wi ci mairie de Dakar te damay dem campagne yi lu may bañ rek parce que man duma menacer kenn man damay wax lu may def ku mu neexul tamit na la yàlla may xolu muñ wante lu may def dinaa leen ko wax su ngeen ma woowaatee tribunal après le 10 novembre je ne viendrai plus vous répondre dama bëgg a wax ci leer te ma bëgg tamit parce que je xam naa lu ñu namm ci dossier bi xam naa lu ñu ci namm parce que wax naa ko sànq ci tubaab nee naa ñoom ba ñuy dégg Barthélémy Dias day wuti mairie de Dakar dañuy def seen sondage ñu xoolaat sondage bi ñu foog ne lii ay film la wante dañu xamul ne yàlla mooy buur ñu ne bon mbir bi comme ni la tëddee nañ jéem a xool naka la ñuy accélérer dossier bi joxewul dara ñu ne bon maintenant ñun nañu jéem a xool naka la ñuy jëlee décret présidentiel ñu nommé ci maire de Dakar par décret ndax ñu mën a gaagal ñu mën a galgal Barth bañ a nekk maire de Dakar ñu yuuxu dox lu ñuy dox xeex lu ñuy xeex gars yi jël loolu teg ko ci suuf ñu dawalaat ñu ne bon comme loolu yëpp doxut nañ jéem a xool nu ñu jëlee mairie de Dakar ñu sayal ko mu bañ amati ñu defaat même chose kaas yuuxu xeex gars yi tamit jël loolu teg ko ci suuf ñoom nag seen yaakaar dafa tas ci coalition Yewwi Askan Wi ci tànn bu ñu ma tànn pour man ma nekk seen candidat fii département de Dakar mairie de Dakar lu mooy dëgg man maa ngi déposé suma dossier ci candidature de Dakar maa ngi koy déposé le 4 novembre ci suba si à 8h du matin le 5 novembre ñu ñëw suma kër indi seen këyit bi ku ko xool danga xam ne ni lii ab mbiru complot la Pape Nervi boobu moom nee na moom jot na këyitam yàgg na moom duma polémique ak moom parce que kenn musuma dégg ma wax ci waxam wala wax ci doomam wante nag lu ëpp tuur man tamit dama am ay doom man tamit ma yor tamit ay mbokk yor tamit ay dëkkandoor man tamit ma yor tamit ay soppe dama ne moom xaw ma chiffre 25 lan lay représenté ci ñoom wante moom dama bëgg moom mu xam ne ni que doomam nervi la woon te du xaste du saaga doomam samba boy la woon parce que ku bàyyi sa kër nga yëg ci oto jox la 25 000 francs ne da ngay di dem ci ay kër personnalité politique pour songaleen loolu ab mbiru wëyu la ab mbiru bandi la ab mbiru nervi la ab mbiru mercenaire la beneen bi ñoom bañ may topp man nee nañ ma su ma fayoon sax 25 millions yi daanaka waxtu yu sax moo nañ ko fay première instance ma ne man su ma amee 25 millions ma jël ko jox ko waa Empire des enfants wala ma jox ko SOS village des enfants moo ma gënal ma leen di ko jox 25 millions dama gisul lan lañ fi liggéey dama fi gisul lan laa leen def ba man mënuloo jël suma xaalis leen di ko jox ci dàmpaay Macky Sall bu muy ñëw suma kër ba xew-xew bi am lu mu wax ñëpp dégg nañ ko nee na Barthélémy Dias dañ ko tooñ nee na Barthélémy Dias dafa défendre nee na benn responsable moo fi am mooy état du Sénégal dafa am assurance su état du Sénégal dañ koy woowee agent judiciaire de l' état kon état du Sénégal su tooñee moom assurance am mooy fay kon tey du président Macky Sall mais président de la République ah wax dëgg yàlla nag bés bu ma gisee état du Sénégal di indemniser nervi man nag ma xam ne nag Sénégal nag dëkk bi nag wax dëgg yàlla nag nañu dem ci beneen dëkk dem dëkk fa parce que nag nervi bu ñuy indemniser ah sañ na ko naam sañ na ko parce que moom tey daanaka moom tey yaakaaratu ko ci tey yaakaaratu ko ci APR président Macky Sall tey yaakaaratu ko tey ci Benno Bokk Yaakaar daf ko yaakaaree ci lan ci nervi yi mois de mars gis ngeen lu fi xew
yéen ñëpp da ngeen di suivre actualité bi big rek gis ngeen lu xew Ziguinchor benn arrestation ana kii Marius Sagna song nañ ko fi Mbour xotti ay yéreem toroxal ko gendarmerie ne pat balaa may dee ñu ne la gendarmerie est une institution depuis quand est-ce que la gendarmerie est une institution depuis quand donc loolu yëpp wax leen que tey su ngeen gisee man sax ma xaw a am jàmm tey man Barthélémy Dias c'est parce que gars yi dinañ soog a gaañee man wax dëgg yàlla man moom gars yi moom dañu pare ci suma ay bagages waaw dañu pare ci suma ay bagages parce que dugguma politique pour foo ak ñoom te nag ëpp baax na ci laax bu tàng depuis la fusillade man may nañ ma jàmm te jàmm boobu moom incha allah dina continuer parce que man wax naa tribunal lu ma doon wax tribunal wax naa lu ma def te waxaat naa tamit nee naa lu xewoon ci buntu mairie Mermoz Sacré-Cœur ñu ñëpp dañ ko ñaawlu wante ni ñaanuñu ko yàlla mais loolu bés bu amaatee la woon fa woon ba woon na woon rek dara du fi changé parce que ñun ñëwuñu politique pour di tooñ ay doomu aadama wante du ñu nangu kenn di ñu tooñ ñun lu ñu ñor mooy Sénégal te Sénégal lu ñu gëm mooy dañ koy waxtaanee dañ koy pencoo mais kenn mënu ko aakimoo ci lan ci génn ay nerf yi di jaay ñi doole donc mbokk yi xaw ma est-ce que lu ma dëkk ci wolof c'est plus ou moins ramassé. waaw dama ma ne effectivement ma ne ñun dañu wootee résistance chaque fois gars ñi ne non ñun suñu wootee résistance ñun kenn du gis suñu doom yi dañuy jël doomu jàmbur yi ne leen dem nañ ci mbedd bi dama ne man mercredi dama fas yéene dem tribunal ak suma doom yi parce que suma doom yi dañu bokk tey ci lu ma gën a metti ci dossier bi wax naa ko nee naa man suma yaay benn doom bu góor rek la am mooy man mi yàlla dogal mu xawoon am ay torof ak yaramam moom dossier bi da koy xaw a perturbé wante ñu ngi sant yàlla wante dama am ñetti doom su ma caat ñetti ñëpp judduwuñu fi caat bi xew-xew bi bu muy am ñeenti at la amoon ñeenti at xamul ci dara ndeysaan muy dem école xaritam yi di ko tooñ ñu koy tooñ di ko tooñ bés ma ñëw fekk ko ci kër gi ma ne ko lan ngay def fii mu ne ma noonu dew ma école ma ne ko tax demoo école mu ne non man dew ma école parce que saa yu may dem école su ma xayti dañ may tooñ ma ne ko dañ lay tooñ ma ne ko loolu xanaa lu tax ñu lay tooñ ñu ne man saa yu may dem école papa su ma xayti dañ may ne man sa papa yow assassin la raykatu nit la ma xool suma doom ma ne ko sa xarit yi ñoo lay wax lu mel noonu mu ne ma waaw ma ne ko mais kenn la wala mu ne ma ñoom ñëpp dañ may tooñ su may dem sax suñu sax sonné récréation man damay toog ci classe bi du ma génn parce que su ma génnee ñoom ñëpp dañ may toog di ma tooñ di ma ne sa papa raykatu nit la sa papa raykatu nit la ma jàkkaarloo ak suma doom xool ko ci bët ma ne ko yow sa xarit yi ñoom ñëpp xam nañ sa papa mu ne waaw ñoom ñëpp xam nañ suma papa ma ne ko yow est-ce que xam nga seen papa ñoom mu xool ma xippi ay bëtam mu ne ma non man xaw ma seen papa ma ne ko doom jógal te nga dem jàngi école te nga sant yàlla sa bàyyi mooy Barthélémy Dias dama jàng ma ne ko bés boo màggee di nga gën a am kontante ci sa bàyyi lu mu liggéeyal Sénégal ma ne ko parce que bés di nga xam lu jotoon xew ci bés boobu ci mairie bi ma wan ko vidéo bi mu tiit parce que musul gis ay fetel mu tiit ma ne ko bés bi sa papa su defuloon lii yow tey doo am bàyyi ma ne ko kon nag dama jàngi école ma ne ko ñu lay tooñ di la ne sa papa ñoom ñëpp xam nañ sa papa comme yow xamoo seen papa rek na nga jàpp ni seen papa yi tekki wuñu dara Sénégal ngeen jégal ma ci kàddu yi kon nag mbokk yi dama ne man mercredi le 10 dama fas yéene dem tribunal yóbbu suma doom yi
pour ñu mën a ubbi seen bët ñu xam kan mooy seen baay dinañ xam est-ce que seen baay assassin la wala est-ce que seen baay kilifa la buy xeexal réewam buy xeexal démocratie biir réewam moo tax may ñaawlu bu baax a baax communiqué wu procureur général waa ji Santa Diaby parce que communiqué boobu lu mu wax dëppawul ak dëkk man maa gën a yàkkamti ñu àtte ma wante lu may ñaawlu mooy caaxaan yi ñuy dugal ci dossier bi dama koy ñaawlu ba ci kanamu yàlla naka lu ñu mën a bëgg a téye benn dossier 10 ans bañ koo àtte 10 ans loolu fu ñu ko teg suñu waxee suba mooy élection wala suñu waxee diw dafa ba day wut candidat ñu ne waaw dañ lay woo tribunal mais loolu fu ñu ko teg fu ñu ko teg balaa may dee ñu ne waaw il faut respecter la justice mais dañuy respecter une justice qui se respecte loolu mooy dëgg kon nag ñun mercredi may la ñu daaneel dama ne mercredi incha allah mercredi